ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xaaj Njóogu ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di ziyaar mbokk yi nga xamante ni yëpp ñoo bokk liggéey bi fa tabaarakallahu comme ni ma ko waxee rek li ñuy dajale toujours mën naa wax ni benn verbe moo ko symboliser moo ko résumé mooy le verbe partager waaw mooy rek dajale xam-xam gëstu ko ba mu leer segg ko séddoo ko loolu rek moo ñu tax a jóg waaye nag fi mu ne nii lu ñu daan partager rek war nañ ko multiplier par 100 wala par 1000 wala par nombre bu exponentiel ngir sunu mbokk yi ñu soññ leen surtout ndaw ñi ndax ku yàgg suivre suñu vidéo di nga xam ni sunu kàddu yëpp lu ci yëpp ci ndaw ñi la jëm ndax ndaw ñi dañuy toll ci deret du tàng dañuy toll ci adolescence dañuy toll ci xam-xam bu fertile xel yu fertile je veux dire dañuy toll tamit ci révolution dañuy toll ci bëgg changer àdduna bëgg changer lépp su ko defee nag léeg-léeg ni mu amee ñu koy dénoncer ak di ko wax ak di ci yee nit ñi ni mu amee ay ñuy mbubboo diine di nax ndaw ñi noonu la amee tamit ñuy mbubboo politique di nax ndaw ñi ndax xam na ni sans ndaw ñi amuñu benn valeur waaw donc loolu rek la ñuy bëgg soññee ko mbokk yi dañoo jot ay information yu jóge ci ay kilifa selon lesquelles man loolu rek moo ma interpellé information yooyu moo ma interpellé am 3,000 nit wala lu ko ëpp dee nañu ñu ne Burundi lu mat 2,000 nit dee nañ ca ñu ne Guinée Conakry lu mat 100 nit ak juróom fukk dee nañ ci ñu ne Togo lu mat 800 nit dee nañ ci man lii rek laa dégg te mu jóge ci gémmiñu ay kilifa mu interpeller sama conscience man it ma bëgg a poser benn question bu simple question boobu laay laaj mooy gis nga 3000 5000 5150 5650 personnes yii dee waroon nañ cee boole tamit ñi dee ci élection yu Sénégal yi ñooñu waroon nañ leen cee boole seulement kàddu yi moo ngi jóge ci ay kilifa ci Sénégal moo tax boole ñu Sénégal waaye Sénégal tamit élection yi am nañu ci ñàkk bakken am nañu ci ñàkk seeni cër am nañu ci amay blessure ba suñu mbokk taalibe yi yéen xam ngeen li may wax bu baax te dañ doon def di jënd fruit ñaari mbir rek moo ma intéressé fii mooy gis nga 6150 jeunes yi ak yi lim yiñ ci boolewul dama ne ñii ñëpp ay doom baadoola lañ njóogu loolu am na wala amul dëgg la ay doomi baadoola kase ñoom ñoo dee ay pauvre kase ñoo dee déggoo leen ci benn doomu ministre déggoo leen ci benn doomu leader déggoo leen ci benn doomu kilifa ok donc loolu moo ma indil sama question bi ma posé mooy ndax ñii dee ñëpp gis nga ci kenn koo xamante ni ñoom ñi nga xamante ni ñoo tax nit ñi dee ndax ñoom kenn ci ñoom dee na déedéet ñoom laa wax de ñoom ñi tax nit ñi dee ñu ne dañuy défendre démocratie dañuy défendre xaw ma lan dañuy kii di coow ñooñu ndax kenn ci ñoom dee na kenn deewu ci ñañ ca jàppoon sax bàyyi nan leen deuxième question bi mooy ndax ñoom ñooñu kenn ci ñoom lim yii ñu tudd 6150 morts yii ñu tudd 6650 morts yii ñu tudd ndax kenn ci ñoom mën nañ cee lim doomam Njóogu amul du doomu président du doomu ministre du doomu leader politique du doomu xamalan du doomu kenn ci ñooñu baadoole rek ñoo ci dee waa léegi mu indi beneen question tey xam naa ne yaa ñëwoon pour poser mes questions mais man maay poser ay questions ma laajaat beneen question mooy ndax ñañu rey commencé ci Sénégal
jëm ca Côte d'Ivoire dem Togo dem Burundi dem Guinée ak ci yeneen réew yi ñu tudd réew ma ne ndax ñañu rey gën leen rey ndax am na suite juridique wala amu ko déedéet amul suite juridique ñan ca jàppoon sax ma ne bàyyi nañ leen far kon léegi Ndiogou ma pose beneen question mooy kan moo perte ci élection yi ñadee ñoo perte ñen ñoo perte ci élection yi mooy seen ndey ak seeni baay tey jii am na ñoo xamante ni heure bii waroon naa fekk ñu liggéey ba am teraanga yóbbu seeni baay ak seeni ndey màkka dee nañu perte nañu au contraire gars yi c'est des charognards dem nañ ba ñooñu dee dañuy continuer di leen politiquer heure bu ñu bëggee yëngal réew mi seen tur la ñu tudd defal leen ay coow def ay wax pour continuer di lekk seen cadavre nga xam ni ñii amuñu benn yërmande amuñu benn respect li leen intéressé mooy c'est des assoiffés du pouvoir wasalaam man loolu rek laa amoon lu may xaaj Ndiogou lii nag question yi ku ci répondre avec sincérité ak xel bu dal wallahi di nga dem xolal supporter ki ngay supporter ànd ak moom su la neexee dem voter ji yaa ngi dégg doo fa sànni xeer doo fa xuloo kenn du toj sa bopp doo dugg ci benn doyadi ndax ñoom ñëpp di def ay caravane ak di coow doo ci gis kenn doomam te kenn ku ci nekk kaay ma wax leen kenn ki ci candidat ci bi ci gën a ñàkk alal lum bon moo nga ànd ak fukki góor yi fukki ponkal yoo xamante ni ils sont entraînés ils sont armés pour non pas protéger la foule ni les militants mais c'est pour protéger qui ses leaders léegi kan mooy protéger foule yi kan mooy protéger nit ñi doomu jàmbur yi doomu baadoole yi doomu ñi nga xamante ni ñoom lañ yaakaar ngir ñu tedd mën a teral seen wéjur kan moo leen di protéger ñoom ñoo war a protéger seen bopp ñoo war a xam seen bopp gis nga gars yooyu ma leen di wax ñoom ñëpp seen doom yaa ngi fii fi ñuy wax Sorbonne seen doom yaa ngi fi wax fi ñuy wax Harvard ci Amérique seen doom yaa ngi fi ñuy wax Oxford fii ci Angleterre foofu lañ nekk ñoo nga Suisse mbokk mi ñoo nga foofu la ñuy nekk am seeni diplôme wàññeeku ñëwaat yilifaat ñu nañu yeewu te def ndànk buñ topp kenn dañ ñuy nax buñ topp coow li buñ topp réer mi man bañu ma ko politique bañu ma ko am engagement bañu ma kii milité waaye nag bul tayle sa bakken ci koo xamante ni moom il est bien protégé lu mënti am dañ koy rawale am na bis ñoom ñooñu da nga koy gis su coow amee rek nga gis ñu rawale leen ñu dem bàyyi fa gars yi ñoom la ñu dóor lacrymogène yi ak bombe yi nañu yeewu jeunesse bi nañu yeewu donc loolu moom rek laa amoon lu may wax mu jëm ci élection yi su ko defee jàmm dëgg la lu ñuy ñaan la waaye jàmm lu ñuy wut la jàmm lu ñuy dox la da ngay dox ci yoonu jàmm di wut jàmm di wax jàmm di seet jàmm ba dajeeg jàmm waaye bu dee jàmm dafa xëy yow nga gont doo gis jàmm doo dégg jàmm yàlla nañu yàlla dimbali kon Serigne su ma déggee li nga wax kon ñi nga xam ni dañuy jàppe comme ay leader ñoom seen i njaboot kenn nekku fi déedéet wala même bu ñu fi nekkee sax doo leen sax gis bay assister déedéet am na ñoo xam ne seen soxna sax doo leen sax gis ci meeting déedéet bay teew déedéet kon man sama problème mooy jeunes yi ñoom à partir de loolu ban taxawaay la ñu war a am ci société bi waaw xam nga benn boroom xam-xam wax na ko fan yee ci ginnaaw mu ne ñun du ñu fexee chaque année ñu fas yéene génne 1000 fecckat ak 1000 tëggkat ak 1000 waykat Chine moom moo ngi fexe at mu jot mu génne 1000 jeunes ingénieurs yu bees tàq 1000 jeunes crack 1000 jeunes gëstukat 1000 jeunes techniciens moo tax ñu moom àdduna bi yilif ko donc yëf yaa ngoog ñun ñëpp li ñuy xëncoo les contre-modèles qu'on nous montre mais duñu ay exemple jeunesse bi ñoo war a yeewu ñoo war a xam li xew gis nga ñooñu noonu politiciens yi sulul jeunesse bi benn valeur amuñu ko sëriñ sii ñuy wax nii du leen jeunesse bi dëddu woon mais dootuñu am addiya dootuñu am dara ñeneen ñi noonu donc li am solo muy mbër yéeg ñëpp ci bokk yam ku ci jeunesse bi dëddu doo am dara kon jeunesse bi ñoom dañoo fàttali ne force bi ñoo ko yor dañ leen a nax dañ leen a amadoué dañ leen a duut dañ leen a defal lavage de cerveau
dañ leen a dérouté dañ leen a dérapé loo ba ñoom ñu fàtte ni la force est en eux te cette force c'est quoi? C'est leur vie, c'est leur jeunesse, c'est leur dynamisme, c'est leur volonté, c'est leur capacité de mémorisation, c'est leur capacité de réflexion, c'est leur capacité d'adaptation. loolu nag moom lañ leen gëmloo ne leen yéen daw leen dara seen àdduna lii rek la war a doon tàccu te fekk yow dañ laa war a gëmal ni nan dañ laa war a tàccu waaye war a dimbali ci tàccu kon nag dañuy fàttali rek waaye ku nekk la nga bëgg xam nga ko yaa nga ca. yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax. dëgg la waaw Serigne jotaay yi am na solo de xanaa mais man ñi nga xam ni ñoom ñi ngi ci meeting yi parce que da ngay constater léegi benn meeting wala benn affaire da ngay gis koo xam dañ koy jox 1000 francs jox ko ab t-shirt jox ko ab sandwich yor ko pour toute la journée nga xam ni kooku moom ci gàttal lañ ko jënd te liñ ko jëndee mooy 1000 francs ak benn t-shirt ak benn sandwich mu dem fa tàccu du julli waxtu su paree bëri fa coono mën na am sax mu mbartal continuer noonu bañ a julli mu nekk lu doy waar te suñ demee ba nga xam ni nit ki mala yi ñoom ñoo la gën a cher ndax xar mënoo ko am ci 1000 francs xar mënoo ko am ci benn t-shirt mënoo ko am ci benn sandwich mais nga dem ba loolu yow nga wàcce sa bopp ba lu gën a suufee sa xar pour mën a taxaw ci benn jotaay rek pour benn instant sëñ bi loolu loo ci xalaat. waaw loolu li ma la ci tontu dafa am benn góor bu baax nit yàlla bu baax sang bu baax ku ñuy wax sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom la ñu wax ne ko diw jaay na ngorom dafa toog dégg ñu ne diw jaay na ngorom mu ne déedéet amuloon ngor mu ne ngor kenn du ko am di ko jaay xadis yonent bi la mu ne kii moy wala kii naan sàngara moment bi muy moy ak moment bi muy naan sàngara nekkatul jullit sa mbubbum islam sa mbubbum iman summi nañ ko wax jàngook gis nga ku doye di ba jaar 1000 francs te yow nga am miim xadam del miim del di silwetu xaqiqatul muhammadiya ci ñi xam luy loolu nga dem di doye di nga taxawee ci démb ci maqaama laqad xalaqna al insana fii ahsani taqwim ngay doye di ñàkk xam sa bopp ba dem ci summa radadnaahu asfala saafilin kooku yow la nee nañu uude ni mu la gisee la rek la lay óole yal nañu yàlla dimbali amiin am na loo xamante ni dara jaru ko ci àdduna kenn jaru ko ci àdduna fenn jaru ko ci àdduna coono yooyu dara lenn rek moo ko war a waral bàkkaar ak wuti ngërëmul yàlla coono yooyu bàkkaar ngir jéggulu yàlla jéggal la coono yooyu lu ko war a waral mooy wuti ngërëmul yàlla kon ku jaay sa ngor fekk na mosoo koo am dëgg la mën nga ko xaati jógu dëgg la ah sëñ bi jotaay moom ku jaay sa ngor de mosoo koo am mooy kàddu dëgg wallaahi mosoo koo am ah alhamdulilah xanaa ñu kii rek man dernière question may am rek mooy supposons mu am benn jeune bu dem ci ab meeting wala de manière générale ci benn rassemblement boo xam ni mën na fa jëlee leneen lu baax mais kooku mu am fa problème mais waajuram ñoom ñoo koy faj ñoo koy toppatoo mais par rapport ak loolu loo ci dolli jeunesse bi. waaw mais Ndiogou man dama dem ci jël exemple bi gën a garaaw gën a metti mooy dee yow tu fais allusion à un emprisonnement tu fais allusion à une blessure à des blessures corporelles tu fais allusion à des problèmes ci ordre bu mënti nekk man dama la yóbbu fi le sommet nga xamante ni feebar boobu moom kenn du ko faj mooy dee foofu laa la yóbbu te léegi-léegi dafay am te au nom du pouvoir au nom de la violence bi am mais ils sont prêts à tout ci ñoom ñëpp nag te ils sont prêts aussi à sacrifier doomu baadoola yi pour arriver à leur fin te loolu dara jaru ko ci àdduna te ku yabu ku daan def attention mooy dem vote ji dem sa kër taal sa ataaya toog
taal rajo yi ak télé yi déglu te bañ a dugg ci benn détail ku ko daan def benn ren def ko fukki junni ak ñaar téeméer ak fukk ak benn ak téeméer ak million ak junni ak téeméer ak fukk ak ñaar boobu ban lim la ci mathématique njóobu mooy def ko loo mën xam nga lu tax njóobu wax naa leen fii ça fait presque 8 mois ou 9 ñu interpellé ma ci violence bi amoon ci Sénégal ma ne leen lu bëri ñu ko expliqué waaye li koy gën a expliqué dëgg mooy richesse bi génn Sénégal. waaw la découverte du gaz la découverte du pétrole la découverte du zircon la découverte du manganèse du zinc la découverte de l'or la découverte de ceci de cela yi génn ci réew mi moo tax ñi no dama ne am na ñoo xamante ni wallahi man xamoon naa ne ñoom defoon signé woon nañ seen retraite politique bu yàgg mais gars yi jox leen ay informations comme ils étaient au niveau des instances de décision gars yi xamal leen ne leen am na yu ball yu génn ci réew mi ñu jëlaat seen yére politique sol ñooñu nag fi ne nii loolu laay bëgg a wax ni moom mooy justifier ak di expliquer cette violence verbale qu'on est en train de voir dans la scène politique te violence verbale mooy indi violence physique parce que verbal fu mu amee rek moral am na ba noppi parce que moral bi moom moo alimenté làmmiñ bi mooy alimenté jëf yi su boobaa nag man li ma ci metti rek du sax violence ndax àdduna bi violence du fi jóge doomu aadama moom violence yam waaye li ma ci metti man mooy ña cay perte mooy doomu baadoolo yi ñoom leaders yi politiciens yooyu ak kilifa yooyu kenn du ci dee seen doom duñ ci dee seen soxna duñ ci dee seeni jarbaat duñ ci dee doomu baadoolo yi ñoo ciy dee te duñ ci dee tamit dara du ci dikk. mais est-ce que tamit nekkul ñun doomu baadoolo ñun ñoo war a conscient xam suñu priorité ñu dem ci ndax supposons nga am koo xam ni bon say parents nekk nañ conditions yi difficiles yow ngay dugal la école fayal la ñu dàq la nga ñëwaat ñu fayal la kër ci kër dugal la ngay fay benn métier yow nga dem benn instant parce que am na ay kii yu fi jaaroon am na koo xam ne dañ ko rey noonu ci ko xam demoon na ba université ay wéyjuram commencé yaakaar ni moom mii kat am na lu mu mën a taxawee ñu rey ko mais lu mu mujjee dem jaala ji ko yóbbu fa ay quelques millions ci loo xam ni xaalis ba sax daa indiwaat tiraillement ci biir famille bi kon déchirure am na ndax parents yi seen kër dagg na ndax yaakaar ba tas na ñu ñëwaat xaalis duggaat fa aussi déchirure amaat ci biir te loolu lépp ñu ngi ko def ci koo xam ni su nekkoon la mu waroon def sax def na ko wala mu nekk ca la mu waroon nekk dogal nag yàlla moo koy dogal waaye nag liñ naan yëkkati boo gis am ni ko wolof di waxee ndogal da ciy fekk loxol borom waaye nag man daal sama problème daal mooy jeunesse bi ban taxawaay lañ war a gën a am surtout ñu naan doomu baadoolo yi ci seen àdduna. Njóogu loolu c'est très clair gis nga am na loo xamante ni yaa wax nga ko sànq lu ne fàng kenn du ko jeex yow soo juddoo gis sa papa di góorgóorlu sa yaay di mottali dépense ngay dégg ay problème courant di dégg ay problème ndox di dégg ay coono di dégg ay yu kenn xamul ay yu am ci kër jàmbur yi te amul seen kër ay yu xew ci kër jàmbur yu neex yu baax amul seen kër nga gis léeg-léeg ni leen di xeebee ci koñ bi parce que pourquoi parce que amoo leen dara ak yu bëree mais loolu dafa war a révolter nit ki mais révolte boobu moom lay tuddee la révolte positive man du révolte xuloo wala mere nit ñi wala di dikkale say nijaay ak naan dimbaliwuñu mère beeg dimbaliwuñu paa beeg yooyu déedéet dafa la war a révolter nga gën a jàng fexe ba heure bu ñu defee composition nga bokk tableau d'honneur su bëgg jotee nga am mention rayante góorgóorlu ba ñu tox bañ a naan bañ a fo ba ñu dugg ci benn doyadi pourquoi parce que da nga am objectif mooy lan am na fu ma fekkee sama wéyjur ñoo ngi ci niveau 1 bëgg naa leen yóbbu niveau 10 wala niveau 15 wala niveau 20 ba fu ñuy respecté wéyjur ñu respecté samay wéyjur loolu mooy xeexu nit ku baax mais topp ay riir topp ay coob topp ay wax topp ay ñaar dërëm ak ñetti dërëm ak ay yu kenn xamul ba sànq sa bopp sànkaale say wéyjur kooku pour man doom ju soxor la parce que loolu dafa bokk ci soxor yow da ngay xam ne am nga ay potentialité am ngay capacité mën nga génne say wéyjur ci situation ci marasme économique bi ñu nekkee cette pauvreté bi ñu nekkee même bu ñu pauvreul aussi nekkuñu ci condition yu
yi ñu war a nekk condition yu optimales yi ñu war a nekk nekkuñ ca loolu moo war a nekk sa coono maa ngi lay wax benn exemple gis nga bi may nekk lycée président Abdoulaye Wade dafay ñëw kër ga di seet si sëriñ bi ma dem defi cours suñu prof bi ne ma waaw yow looy def fii te président war a ñëw seet si kilifa gi ma ne ko man damay jàng si mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko mu ne ma waaw lu tax ku dal la woon ndeysaan mu ne ma lu tax ma ne ko parce que président réussir na ba pare ay njabootam réussir nañ ba pare man amaguma sax bac lii laa ko tontu kon même bu dee day ñëw ba ci sama néeg man ñu war ko recevoir sama néeg man du tee ma dem jàngi ji moo ngi nii man ana président gam nekkoon dañ na waaye léegi du loolu du ma yàqaloon sama njàng ndax dina am sama bac déedéet ndax mën naa am cours boobu moom lañ ma war a jox ci épreuve bac su ma ko tardé pour président te président jekk na ay mbokkam jekk nañu ay doomam jekk nañu mais fu ñu jëm façon boobu moom la ñuy xalaatee moom laa jàpp ni boobu moom la ñu war a xalaatee loolu moo ñuy dimbali ci àdduna moo ñuy war a dimbali ci àllaaxira yàlla ñu yàlla boole jàppale xaaj Njóogu loolu rek laa ciy wax. pour terminer quels sont les défis actuels jeunes yi. waaw défi actuel jeunes yi Njóogu man de dama jàpp ne c'est l'éducation waaw la formation la conscientisation waaw ñu jéggi discours yi xam ni léegi fight bi combat bi nekkatul dóorante ay coups ak Occident nekkatul ne da ngay taxaw xawma génn ci lii génn ci lee dugg ci lii dañoo war a am suñu indépendance xawma déedéet nekkatul loolu déedéet dañoo war a yóbbu gars yi ci évidence parce que y a ce qu'on appelle des goulots d'étranglement waaw y a des chaînes historiques économiques politiques yu dëgër yu tënkee Afrique suñ jéemee forcé ñooy dagg suñuy tànk mooy dagg ak suñuy loxo parce que chaînes yi dafa dëgër ba tax léegi dañoo warut ay pexe yooyu nag moom mooy jàng formation conscientisation daal di viré wu ci technique ak technologie waaw préparer xale yi. être excellent. waaw être excellent être rapide waaw kay ba noppi daal di favoriser nag diine mooy ngëm ak jikko yu tedd waaw kay valeur vertu loolu mooy défi. waaw loolu la mais du li ñuy wax parce que gis nga discours bu rafet boo fi dégg laa la wax. wala mu neex wala mu cohérent wala mu baax am na ko ko waxoon ñi ko waxoon ñëpp dañ leen rey te rey dafa am ay façon am na ñoo xamante ne dañ leen di rey physiquement mais am na ñoo xamante ne dañ leen di rey par empoisonnement am ñoo xamante ne dañ leen di rey mais politiquement ba dootoo tekki dara kenn du la reconnaître kenn du la xam te pourtant duñ la toppoon waxuma la sax sa réew mais monde bi yëpp nga defar ko y a des gens qui peuvent diriger le monde donc am na feneen fu ñu war a jaar li ñuy wax ne ginax day bari pax système bi léegi fii la deep down jëm ca kaw nekkatul ca kaw jëm ci suuf maa leen ko wax te am na ñu ko comprendre ñii coow ñëpp dañ leen a yabal parce que loolu yëpp moom la ñuy wax spleen idéal c'est des rêves te àdduna rêve du ko defar ñii rêve defaruñu àdduna moom laay wax ne l'intention c'est le début de l'action c'est pas l'action loolu mooy défi Afrique mooy défi Sénégal mooy défi sunu jeunesse bi nañu consacré wu ci éducation ak formation te bàyyi cooy te am base diine bu dëgër pas-pas ngëm jikko yu tedd iman mënul ñàkk waaw su amul si yow nga am xaw ma croissance à 1000 chiffres